leen di nuyu yéen ñëpp ku si ne si turam ak santam di rafetlu jataay bi te di kontaan trop si ku war a ñëw fii tey bokk ak yéen bés bi ñu séddoo ñun ñëpp avant ñuy dugg si ordre du jour bi bu assemblée bi dafa am loo xamante ne bëggoon nañ ko préciser mu gën a leer si bopp ñëpp mooy bésu tey bi dafa nekk bésu reconstruction parce que lu tax reconstruction mooy ña nga xamante ne ñoom ngeen faloon ba nga xamante ne si échéance bi nga xamante ne moom ngeen passé tey jii ñooñu teewuñu fii te amul benn rapport moral d'activité bu ñu présenté ni rapport financier même le trésorier newu fi donc bi ñu ñëwee ci consensus la ñu toogee pour waxtaan pour jéem a bâtir lu bees loolu moo di que écurie bi sentir nañu ne dafa des gannaaw mooy ñi nga xamante ne ñoo war a jàppale acteurs yi dese nañuy jàpp donc ñu war a def tey benn politique boo xamante ne au moins dina mën a réunir nit ñëpp autour de l'essentiel. Donc pour ñu pas arriver foofu dañuy demander assemblée bi d'abord parce que ci yoon bu fekkente ne yoon rek la ñuy doxal rapport yi dañu war a teew ba pare ñuy door a mën a wax quoi que ce soit parce que nit ki day référé aussi li nga xamante ne mooy obstacle yi nga xamante ne moom la passé ak li nga xamante ne moom lañ ko indil ju njër ko mu mën a xalaat pour mën a teg xalaat bu bees donc il faudrait que ñu ñaan assemblée bi d'abord pour que assemblée bi accepté ñu door demaat ci reconstruction parce que fi mu nekk nii bu fekkee reconstruction la ñuy jëm lépp loo xamante ne daf fi ne woon day dal di toog ñu doolu dem ci base yu bees loolu dañuy ñaan assemblée bi bu fekkee assemblée bi nangu na ko ñuy door a commencer liggéey bu fekkente ne nit ñi d'accord nañ ci ñu approuver ko par acclamation ñu continuer ne nit ñi d'accord nañ ci procédure boobu ñu tàmbali liggéey bi ci sens boobu mooy ñu rebâtir comité directeur boo xamante ne bu bees lay doon ñu jaw boole ko ak recommandation yi nga xamante ne moom lañ jëlee fii ci assemblée bi pour que ñoom ñu mën a doxalin bi nga xamante ne moom la ñuy xaar ci ñoom su fekkente ne nit ñi d'accord nañ ci anam boobu mën nañ tenir assemblée su fekkente ne nit ñi d'accord ñu ci anam boobu nag à part de ce moment dañuy renvoyer assemblée bi à une date ultérieure pour que ñi nga xamante ne ñi ñoom la ñu dénkoon mbir moom ñu defal ñu les rapports donc su mu nekk bal bi mu ngi ci seen camp su fekkente ne d'accord ngeen ci ñu def ko table rase ubbi lu bees continuer liggéey ñu def ko par acclamation suñ ko defee par acclamation rek ñu démarrer. ñun ñii ñëpp ay doomu Yoff lañ te Yoff moo ñu ñor Yoff moo taxaw te bu ñu gisee loo xamante ne neexul Yoff arrangé na dañ ko war a fii ñu mën si taxaw daal. Yoff daal dafa am ñaari écurie yoo xam ne moo fi am muy écurie Yoff Mbollo ak écurie Yoff muy écurie Yoff Mbollo ak écurie Yoff te Yoff warul mën a am ñaari écurie dama bëgg ñu boole écurie yi mu doon benn ñu def ko muy écurie Yoff kese amul beneen écurie bu fi war a nag loolu laa am trop ak santam waaw di jégalu nag si kàddu gi waaw écurie Yoff moo woote daanaka mën nañu wax ne ñi fi nekk salle bi yëpp écurie bi moo leen ñor te gis nañ ne écurie bi durant bi nga xam ne nii dafa am ñoo xam ne nii ñoo ko yoroon seen loxo la nekkoon ñu am liggéey boo xam ne nii moom lañ leen joxoon ku si nekk nag li ñu leen joxoon nga koy liggéey xam nga ko waaw ndax ñun dañ doon wàcc sur le terrain waaw muy làmb jeeg entraînement yeeg fépp ñu ngi doon gis écurie bi ni mu doon doxee waaw man li ma amoon li may wax mooy gis nañ ne bilan bi am na ñoo xam ne nii liñ leen joxoon war nañoo war a mën a ñëw fii leeral ko te ñëwuñu leeral ko muy benn si trésorier en tant que trésorier bu ñu la joxee dara dénk la ko nga war ko teg si yoon boo ko tegul si yoon it bu nit ñi soxlaa nga war a ñëw da nga war a ñëw nga wax nit ñi liñ la dénkoon nan nga ko doxale ak nan nga ko tege si yoon daal
man loolu la amoon ci li may wax. dafa am lu kii wax ñu war ko bàyyi xel fii jóguñu peut-être pour l'instant nii pour jël ay parole dañu nekk ci moment wu voté ci ñaar yi ndax dañuy fal bureau dañuy def assemblée générale wala dañuy continuer ci li ñu doon waxtaan léegi loolu yëpp xel la dafa laaj ngeen dégloo ko ak xel parce que yéen ñi fi nekk nii yéenay acteurs yi yéen yéenay acteurs yu Yoff kon pour l'instant moom li mu ñu laaj nañ ko tontu ci loolu ba pare après ñuy door a dugg ci leneen comprendre nañ voté ci loolu ba pare ndax dañuy bureau bi fi nekkoon bureau sortant la ndax dañuy fal continuer wala dañuy def leneen ci loolu leen toll ñu door a wax ci kàddu gi mbër la woon bëccëg bu nekk ngeen dégg Abdourahmane Ndiaye Falak naan dem ba caw jéen dama koo bës mu yës àllaa gitaal Diagne dama koo bës mu yës ba Ousmane Ndiir dama koo bës mu yës Massambay Meli Ndaw bay juraas 2000 francs moom moo bàkku de moom la ñu dégg Baye Ousmane Ndiir daan na ko Baye Demba Thiaw daan na ko Baye Talla Diagne daan na ko Baye Ablaye Diop daan na ko lu tax du ñu dégg seeni bàkk ñu nekkoon RTS jamono booba ak mbañeel la ñu tàbbal moo tax bàkk yooyu dañ ko classé ba mu yëg ñu lakk ko koy dégg ci mbëri ñuy bàkku maam góor gi Papa Kane Boy Bambara Mbaye Guèye ñooñu nga xam ne ñooy l'avant dernière génération avant yéen ñooñu ñoo fi nekk di bàkku waaw fan lañ jëm wax naa fekk ma Baye Talla mais Baye Ousmane Ndiir fekk naa ak mbërëm fekk naa bërëm photo bëree Baye Garaaf taxaw am na ci boo xam ne ma Baye Ousmane Ndiir ñoo ànd Curyande Sarr Papa Ambroise Sarr dañ daan ñoo ànd ba Baye Ablaye Diop ak Falang def ko mbëkk beñ bi damm loolu ku nekk dégg na ko Baye Jaraaf moog Modou Bousso fekk naa ko Baye Demba Thiaw Diène 1958 exactement le 18 avril 1958 fekk naa ko photo yaa ngi fii ñu taf pour nga xale yi mën ko xool lan lañ ci bëgg a def loolu may wane ne Demba Thiaw Ousmane Ndiir Papa Jaraaf Baye Bismi Ndoye rahmatullahi alayhi barka démb la fa jóge ñooñu ci jamono ñoo bokkoon génération dëkkoon Yoff bokkoon benn ngemba muy benn écurie Yoff nekkul woon ñaar Yoff nekkul woon ñett bu kenn amee combat ñëpp ñëw ànd ndax moom buy bëre ji ñu ànd buy bàkku ji ñu ànd tey Yoff nar a nekk ñaar ñi jaar nii ñi jaar nii mais seetu leen seet leen ba xam ñi ngeen fekk ci loolu ak ñi ngeen doon na est-ce que noonu lañ doon ànd écurie séeréer ak loo mën a dégg même buñ jubawulee benn lañu écurie waalo waalo ak loo mën a dégg benn lañu écurie caaro yi ak loo mën a dégg benn lañu écurie Tëngéej ak loo mën dégg benn lañu mais pourquoi pas ñun Yoff ñu bëgg a nekk ñaar ku nekk di xotti baati bi ba ne maa ngay jaar ni maa ngay jaar ni baaxul gënul jekkul te duñu avancé te rambaaj lay àndi ak fumisterie parce que de chaque fois bu ñu yàqulee ne ñëlee leen miine ba ñu yàqulee ne ñi moo leen miine mais ba kañ fan lañ jëm amatuñu droit ci bañ a am écurie amatuñu droit ci bañ a am mbër amatuñu droit ci bañ a bokk ci li xew ci làmb ji léegi wax nga ko léegi Alioune Sarr fexe nañu fexe ba mu ñëwaat yaatal nañu écurie xawma CNG dugal nañ ci Mbaye Guèye dugal nañ ci Yékini dugal nañ ci Tyson ak xawma ban mbërët encore mais yooyu yëpp baax na ne làmb ji dox ñiy bëre am ci njëriñ ngeen dolli góorgóorlu ngeen fexe nekk benn te doon mbër du tax a ñàkk fulla du tax a ñàkk fayda du tax a doyadi bu ngeen demee écurie séeréer dañuy njug rek mooy seen bàkk duñ def leneen dugg nañ ci làmb ji
tëggum séeréer la ñuy tëgg woyu séeréer la ñuy fay feccam séeréer la ñoo fecc lébu yeeg ñëpp a ngay njub ut leen bàkk ut leen seen bàkki bopp ñu mën xàmmee ne ñii la mbot mbatal mi ci guy gi loo koy doyee ñu ne lekk loolu ñorul baaxul loo koy doyee ñu ne lekk foo ko dégg fii ba États-Unis da nga naan ñii waa payam la waa mbott la am nañu bàkk xeet boo dégg ci fukki xeet yaak ñaar ci ñi war a falu kenn ku ci nekk am na bàkk bu ñu lay bàkke ndey ji réew ni ñu koy bàkke bokkul ni ñuy bàkke jaraaf bokkul ni ñuy bokk saltige bokkul ak ñeent ak ñeneen autant ñoo ñu am ko autant yéen ngeen war ko am benn écurie ñetti mbër ñeenti mbër juróomi mbër bu ci nekk mën na fent bàkk woo xam ne bu taxawal ñu xam ne kii la mais vous dansez la même chose gis naa leen fii sànq Yoff ngeen dëkk ut leen seen bàkk tous ñëpp a ko bokk tëbal waalo moo ko daan def ak lébu tës bin salar ñaku fuddaa njang fuddaa li njang korsika wàlle ji na si la yeeka daan bàkkoot dañ ko nangu su ñoom ut leen bi ngeen moom bu ngeen nekkee benn Malick mu ngi nii xamuma ko woon grand Ola Samb benn moomu jëkk wax ne ma su ma nag Yoff am na mbër ma ne ko fu mu nekk ñu ngi ko fore Kaolack drapeau chef de l'état mu bëri ak xale bi dëkkoon Fass Zallo mu daan ko kat yi ne ko li nga mën a bëri nii ñëwal Ndakaaru am performance bëri nga ak moom ci entraînement bëri yi moo bëri du bëri séeréer bëri Saalum Saalum lay bëri Yékini fii la juddoo ci Baasul mu nga yaroo kër Soose kër góor gi Abdou Fatah Sakho Saalum Saalum la fa la jàng bëri yi moo bëri ak gars yi fii du bëri séeréer ku xool kombaam ak Moustapha Gueye ñaata yoon daan na ko juróom-ñeenti jël yoo xam ne bu ki nekk jël te bu ci nekk bu ko Moustapha Gueye daal ñu sàqi làmb ji waaw ñoo indi loolu grand wala ne ma yéen waaye am ngeen mbër ma ne ko ba kooku xaw ma ko mu ne Malick Niang la tudd ma ne ko Malick Niang xanaa Malick Niang bu ndaw la mu ne waaw ma ne ko bon on va voir Malick am combat grand ne ma ak noo mën def dama làmb ja nga xool Malick Niang ma ñëw seetaan si nga daan ma ñibbi lundi ma oo ma ne ma gis na kii ma leer ma ne ko waaw moo tax bi Malick Niang mi jógee écurie Ndakaaru ñëw fii dama oo Kati Diop ma ne ko dégg naa Malick Niang da ngeen tàggoo mu ne ma ne ko ci nag dama koy wax parce que mu ngi toog bu fi nekk loolu du ma ko wax dama koy wax pour ngeen jël ci exemple ce n'est pas le champion hein? Il n'est pas champion déedéet ma ne Kati Malick dafa jóge écurie Dakar la xaw ma ne ma jàmm rek ma ne ko lu waral jóge bi ma ne ma jàmm rek lu fa xew mu la jàmm rek ma ne ko c'est pas suffisant maa ngi ñëw Dakar ma ñëw ñu oo ay seede mu ne Malick yaru na jàpp na njàmbaram jullit la am na diine jox na cër ñëpp lii moo jóge fi ñu dem dane ay li yéwén Yoff laa dëkk am na ñuy xale yi fa nekk maa ngi dem àggale gi sama carrière ak ñoom ma ne ko ak lan mu ne ma jàmm bi ñu séq après chaque combat lu mu tuut tuut dana làmb ci poosam ne papa lii attaaya leen ko ma ne ko ak lan mu ne mën na sa xel dal ci Malick Niang defu fi dara jàmm la ñu séq te balaa nga koo xam mu xewle Malick ñëw fi nekk Yoff am xew premier combat bi mu war a bëre ak xale wala dëkk Thiès bi mu waree bëre ak Malick Niang bi mu waree bëre Sa Thiès le samedi Ndakaaru am organisation
àjjuma kati om kamaak ma ne am nu kaay ma ñëw ma ne ma déglu ma ne ko lan laay déglu ma ne ma sawaay mooy wax Yékini nekk na écurie Ndakaaru 15 combats yi mu daan di 15 ans yëpp musuma seetaan bëriw dematuma la am supporter rek ma biir nag jàpp suma jàmm mais bi Yékini di waxante kat yi nan ko li seen xelal Malick xam naa ko kii du basam suma basam jàmm moo ko waral bon réeroo amul kii mën na jóge fa la ñëw ñu naan dafa xuloo ngële fekk dara dane maa ngay dem ci samay bokk jaan su matee ñibbi géej jaan su matee ñibbi géej. ñu ngi nuyu assistance bépp ñu nekk ci salle bi ñëpp di leen jaajëfal ci compréhension bi ngeen am ndax toogaay bi yàgg na torop mais lépp aw yiw la parce que tey lii ñu fi dajale tey moo di tabax lu bees naam am na lu fi nekk doon liggéey mais jamono bu nekk jamono doy dox saa di nga yor mbir muy dox saa di nga yor mbir muy traîner saa di nga yor mbir mu taxaw mais lépp lu mu mën a doon nga yor ko rek day laaj nga di si def am njàngat maanaam jékki-jékki ngay natt sa liggéey def évaluation kon tey jour assemblée la ñu ngi sant di gërëm Ndiaga Samb ci introduction bi mu def vraiment mu doon loo xamante ni lu neex la lu sedd si xol parce que dafay baax jataay yu mel nii bu amee ñoom ñooñu mag ñooñu xamante ni yàlla dafa dogal ñu fekk démb fekk tey ñu di leen boole si li nga xamante ni loolu la ñuy jur dégmal nii di taataan seen xel ak seen xalaat di taataan tamit seen ay orientation parce que si loolu rek la ñu mën a dox si la ñu war a mën a demee ba fi ñu bëgg yegg ñu yegg di dalal le président El Hadji Birame Gningue ñu ngi koy dalal di ko wax ne ñëpp xam nañ sa engagement si Yoff ñëpp xam nañ sa détermination si Yoff ñëpp xam nañ sa bëgg Yoff yàlla dafa dogal ñun fii di écurie Yoff staff écurie Yoff bi fi toog nii tey ñoo faloon El Hadji Birame Gningue te biñ koy fal kenn saxaluñu lem ñun ñoo ko xool ak bëgg dëkk bi ak engagement am si dëkk bi ak jàppale bu muy jàppale mbëri dëkk bi ba pare di jàppale écurie Yoff ñu ne pourquoi pas duñ jël El Hadji Birame Gningue ñu def ko président écurie Yoff loolu moo taxoon tey ñu name woon ko président écurie Yoff pour ñi nga xamante ne xamuñu dañu doon jàppale écurie Yoff xaalis bi mu njëkk am El Hadji Birame Gningue moo ñu ko jox beneen bi moo di yéen bëri ku fi bëri ku nekk dem nga si moom pour mu soutenir la beneen bi mooy mu ngi woon si biir milieu bi loolu moo taxoon ñu dama woon ko président assemblée rek la ñu jëm dañuy changer instance yëpp muy poste yëpp poste bu fu waay di jël rek na yemoo nga mën koo assumer sa ay responsabilité xam ne 2 ans du benn fan du ñaari fan képp koo xamante ne yàlla dogal na amoo jotit na nga am ful la ñu toll nii ne amoo jot sama temps mayuma li ngeen ma dénk ma doxal ko loolu mooy doxal mbir mais buñ na far rek dafa am ñoo xam ne dañ bëgg ak fal buñ na faral dañuy ñëw falu te bu ñu si amul ful la am si fayda boo maytulee si logique bi nga xamante ne moom lañ doon doxe moom la ñuy doxewaat te bëgguñu doxe si boobu fi mu toll nii temps bi dafa changé jot amatul dañ bëgg taxawal lu dëgër lu bees te fii si salle bi lañ ko mën a taxawale parce que ñii fi nekk tey di ay acteurs vraiment doy nañu bu ko yàlla dogalee dinañ def bu si kanamee dinañ def comité directeur El Hadji Birame ñu ngi lay dalal
fii nga toog sa place la kenn gënu laa bëgg a Yoff loolu la yàlla dogal ñun ñoo la faloon président écurie Yoff xam nañ ne biñ la ko falee ba léegi du sax ñàkk farlu du sax ñàkk bëgg dëkk bi mais xam nañ ne sa jot à sa temps moo la mayatul ngay def yenn yi wala ngay fekkee yenn yi loolu kese la mais ñun xam nañ sa engagement ak sa bëgg dëkk bi loolu na sa xam sam xel dal beneen bi moo di maa ngi sant di gërëm ñi nga xamante ne ñoom laa àndal parce que ak lu mën a xewit dañu liggéey ba toll fii te bu ñu egsee ba fii dafa am ñoo xamante ni dañ si bay seen waar muy guddi muy naaj muy taw ñoom ñoo àndal di liggéey ba toll fii ñu toll man si cité ñi nga xamante ni yàlla dafa dogal maax ñoom ñoo bokk nii procédure bi parce que ay membres fondateurs yu écurie Yoff lañu Baye Tam Thiaw moo nekk nii sama droite di directeur technique gu écurie Yoff Sowru moo nekk nii moom it di adjoint kii ngeen gis seen nii mooy Ahmed Si bi mooy président organisation Pa Abdou Cissé Ngale moom it nekk adjoint coach kii nga xamante ni mooy Mademba Gueye moom it nekk ci organisation àndax doom ndeyam Pape Dior na ñoom it ñu bokk ci organisation bi ko yàlla dogalee ñu faloon fii bureau dañ ñu faloon bureau élire bureau boo xamante ni 2 ans lay dëree depuis que ñu fal ñu ba tey dañuy def chaque année ñu def assemblée générale 2 ans yàlla da ko dogalee dañuy def assemblée générale mais assemblée yi ñu daan def dana uute ak assemblée bii ku gis assemblée tey bi xam ne assemblée yi ñu daan def ak bii uute na dañ daan jóge ci évaluation bu ñu demee fin d'année rek fin de saison ñu def évaluation bilan après ñu oote 2 ans ñu oote assemblée mais assemblée bi waa dëkk bi ñenn ñi daawuñu leen gis ñenn ñi reproché ñu loolu wax nañu ne communication bi du jàll ñenn ñi ne équipe bi ñun dañ ko téye rek yaataluñu ko te mbir mi demewul noonu daanañu oote mais oote yi moo daawul moo uute oote yi moo tax oote bii dañu ko préparé bi ñu ko préparé moo di 1 mois 15 jours ñu ngi siy liggéey depuis le 4 octobre ba tey ñu ngi ciy liggéey presque fu dimanche jotee ñu daje fële nga xamante ne mooy ñëw ñu def ñu réunion pour préparer assemblée générale bi ñun suñu njort ak suñu xelaat yaakaaroon nañ ne assemblée bi nit ñi dinañu ëppal mais ba tey waa dëkk bi génn mais ku gis salle bi ni mu mel di nga xam ne Yoff a ngi nii toog boo xoolee présidium bi ni mu demee nii nga xam ne fii Yoff a ngi nii toog ñii toog fii tey lu ñu décidé ba fal ko loolu mooy continuer 2 ans day valable pour 2 ans parce que Yoff a ngi président Frère Yoff mu ngi nii toog di Pédar El Hadji Birame ñi nga ngi nii toog di président écurie Yoff su ma yaayu Jaga Samba mu ngi nii toog le saltige Mamadou Mbaye mu ngi nii toog ñii toog staff écurie Yoff a ngi toog bés bii tey bu ñu ko mënee dafa am ñu ñu jàppale ba waral ñu man bés bii nii tey da ngeen ñu koy permettre parce que dafa am fu ñu jaar ba mën a egsi fii tey foog ñu wax leen fi ñu jaar pour mën a réussir bés bi tey bi ñu yàlla dimbalee dañu génn ci dëkk bi am ay bonne volonté yoo xam ne dañ leen seeti parce que dañu bindoon pour li nga xamante ni mooy journée tey bi fi ñu jaar rel suñu këyit ga ñu ne dafa tardé parce que procédure këyit bind day am fu mu jaar bi ko yàlla dogalee ñu toog comme staff bi ñun li nga xamante ni yàlla dafa def bi ñu ootee ne dañuy defaraat dafa am ñoo xamante ñu gëm ñëw uyu suñu
si defaraat boobu muy waa frontière ñii ak ñeneen ñu mel ni ñoom si biir dëkk bi ñuy tenir suñu première réunion ñu ngi woon 17 personnes suñu deuxième réunion 11 personnes lañu suñu troisième réunion ñu nekk 8 personnes suñu quatrième réunion ñu nekk 7 personnes suñu cinquième réunion ñu nekk 7 personnes suñu sixième réunion ñu nekk 13 personnes kon ba tey affaire bi day yéeg ak di wàcc pour xamal leen rek fi ñu jëm parce que dañuy jëm ci liggéey boo xamante ni day laaj temps fokk ki ci dugg day am temps beneen bi moo di li ñu jëm nii ku ciy dugg nga xam ne danga koy def bénévolement ngir bëgg sa dëkk ngir jaamu yàlla ndax bëgg sa dëkk ci jaamu yàlla la bokk beneen bi moo di yow mi ciy dugg da la koy jaral foog nga engagé wu nga xam ne li ngay dugg da la koy jaral bu waxtu wa jotee buñ la soxlaa buñ la oowee nga mën a teew kon képp koo xamante ne bu ko yàlla dogalee da ngay jël poste nga xam ne loolu moo la engagé buñ la soxlaa buñ la oowee da nga war a ñëw beneen bi da nga war a doon koo xam ne dafa war a jigéen écrit bi beneen bi tamit da nga war a nekk acteur maanaam di dund làmb loolu mooy critères yi nga xamante ne noonu la ñuy engagé woo pour dugg si ñu ngi sant di gërëm bureau sortant bi ñun ñëpp ñun ñi fi newoon ñëpp fi ñu toll nii daanaka kenn nekkul fi bureau sortant la bureau amatul dañuy tabaxaat lu bees ku si ne poste bi nga yorotoo ko dañuy defar lu bees moo ñuy li nga xamante ne li ñu fa dajale bés bi bu ñu ko réussir foog ñu gërëm sant ñi nga xamante ni yàlla dafa dogal ñoo ñu jàppale ku mel ni Souleymane Mbeng dañ koy cité dañu jàppale si bés bi pour ñu mën a réussir bés bi parce que lii mobiliser li nga xamante ne moo di ay xewal ñu war kaa xewlew fii si ñaari fan lañ ko lijjanti si mbir moo xamante ne nii coût bi waroon naa togglu si 250 000 am de am Souleymane Mbeng dem nañ fa mu génne astuutam ñëw nañu lii maa leen ko jàppale doolu la ko leen ko ñu seeti ku mel ni Ibou Diop policier Ibou Diop Seck moom it mu génn li mu yor jàppale ñu ko ku mel ni Jéli Mbay ñu dem seeti ji ko moom it mu jàppale ñu si journée bi yëkki li mu yor moom it mu jox ñu ku mel ni Jaraaf Sàmm seeti nañ mu ndajeex ñun occasionnellement ñu wax li ñu yëkki si naaju tànga wi mu yëkki tamit moom jox ñu li mu yor ku mel ni Iba Thioy tamit que zalika ñu koy mënoon lii si des lépp diggante marché ak frigo ak ngomeen lañ ko wute ak ku mel ni Basi Gueye yëkki na li mu yore jox ñu pour ñu mën a réussir bés bi di tey le président Fara Yoff ak l'ensemble Fara Yoff gépp bàyyi ñu kenn di gërëm la mairie ñoom it contribuer su nañ jàppale nañ su affaire yi sonorisation bi gërëm appét si parce que salle bi tey moom moo ñu ko jox beneen bi andi na contribution si li nga xamante ne mooy journée tey bi warul woon a gaawul ndax ni mu gaawee nii parce que appét si ku koy bind xam ne procédure la mais nag wane na ne Yoff appét si mooy Yoff écrit Yoff mooy appét si te ñoom si écrit bi lañ bokk moo tax mu gaaw nii ñëw génn nii mais dans les normes dafa waroon a jaar procédure assemblée bi waroon a fekk loolu mu génn pour jàppale ñu ko mu génn mais loxol appét si dugg na si bés bi ñu leen si sant ñu leen di gërëm waa marché Yoff amuñu seen fay démb diggante 11h30 ba 5h ñun ñu ngi si diggante boobu fa lañ génnee 88 000 11h ba 5h ñu yor suñu lekket jox nañ ñu juróom jox nañ ñu fukki dërëm ba 10 dërëm jox nañ ñu ko kon day jaadu bu ñu ñëwee fii ñu sant gërëm ñi nga xamante ne ñoo ñu jàppale ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm waa marché Yoff bàyyi ñu kenn pour lu Fuuta yeex ñi doon jaay xaalax ñi doon jaay café ñëpp ku su nekk barkelu nga si moo waral ñu man lii tey lu woonul woon a ñàkk la
parce que bu si kanamee am dina si dellu wasi man sama xol moo tooy parce que am na loo xamante ne ku la ko defal nga mën a taxaw sant ko gërëm ko man ñun ku ñu defal ñu gërëm ko dañ ñu defal lii ñu man lii parce que bu ñu téewoon seen dërëm tey amaana tey bu ñu fa yendoo am ndox sa mënuñu leen kaa jox mais bu ñu mënee tey péjale yu sedd defar ay beñe defar ay fataaya amam ndox am sonorisation ñu couvriral la événement bi ñii si jàpp ba ñu man lii foog ñu gërëm leen sant leen ngeen comprendre ñu si wàll woowu yàlla dafa dogal écurie Yoff am na ay mbër buñ ko déggee maanaam am na ciw am na produit bu baax produit boo xamante ne buñ ko jàppalee fi ñu bëgg a yegg ñu yegg fa fi ñu bëgg a yegg buñ ñu jàppalee Yoff gunge ñu kon nii ñu gis ni tey fi ñu bëgg a yóbbu Yoff mën nañ ko faa yóbbu mais gis nañ ne écurie bi mag ñi dañu sori gis nañ ne écurie bi amul jàppale par rapport ak yeneen écurie yi moo waral ñu oo Yoff tàllal leen suñu loxo pour ñu jàppale ñu mag ñii ku leen gis xam ne soxla ñu poste mais ñun nag écurie bi ñii xamante ne dañuy ñëw ëllëg dañuy soxla bu ëllëgee bu ñu jaaxlee ñu gis mag ñi am na ay kilifa yoo xamante ne bu ñu leen waree seeti dañuy soxla mag ñi moo tax waruñoo liggéey leer loo xamante ne duñ leen si boole loolu moo waral ñu soxla mag ñi tey nii pour ñu ëpp la ñu wan ñu fan ngeen war a jaar ni ëllëg ñu ngi sant staffu écurie Yoff bépp ndax liggéey bi yàgg na torop te ñii ngeen xamante ne ñoom ngeen gis fii ëpp na 8 ans ñoom rek ngeen di gis ñuy bàyyi seen activité fii koo fa gis xam ne responsable la borom kër la ñu bàyyi seen njaboot bàyyi seen liggéey bàyyi seen temps ak ni temps serré dara ndir rek écurie Yoff kon day jaadu bu mbër yi toogee ñu di leen wax di leen jàjjaat mbër bu amul staff du dem te staff mënoo ëpp lii nga xamante ne moom ngeen am ni tey muy guddi muy naaj ñu àndaax yéen ay at bàyyi ñu leen te nit mbër bëreegul yikki xaalisam may ñii kon ñii xaalis boolewu leen ak ñoom na ngeen ko xam bu baax àndu leen ak ñii ngir xaalis bu fekkoon na xaalis la bàyyi nañ leen parce que bi ñu àndax yéen mënagu leen a liggéey 100 francs am na fu ñu déparé am na fu ñu toll am na fu ñu bëgg a dem fu ñu déparé moo di ñii ñoo créé écurie Yoff les membres fondateurs de l'écurie Yoff ñoo nekk ñuy toog loo gis lu ne day am continuité ñun mën nañu créer mbir mu dem ba ci benn barab benn bi ñun suñu temps ak suñuy jot ak suñuy activité dool du ñu may ñu continuer ko kon day laaj ñu préparer suñu bopp bokk na ci li ñu def nii muy assemblée bu ñu defee bureau élire bureau élargir ñii fi ay poste intéressé ñëpp ñu ñëw dugg àndax ñi nga xamante ñoo fi nekkoon démb di liggéey parce que tamit bu ñu bëggee tabax noonu la ñu tabaxee doo ñëw fekkali fi nekk lépp nga ranger ko boo ko fa ranger da ngay recommencer à 0 toujours nga gis assemblée dañ naan tiers sortant mooy waral loolu bu ne tiers sortant maanaam dina am ñoo xamante dañ fiy des ñoo xamante ni dañuy maîtriser affaire yi ñii di ñëw ñoo leen lay wax ne fii ngeen di jaar boo soxlaa lii fii ngay jaar boo soxlaa lii lépp li ngay jaar ñun nag suñu assemblée bi bu du woon tey dañuy tardé ndax CNG tijji day buntam te bu CNG tijjee buntam làmb tijji na ñun bu ñu paree làmba day départ bu ñu parewul làmba day départ kon jot na ñu def assemblée bu ñu defee assemblée ba pare procès verbal assemblée plus
li nga xamante ne moom lañ fi tëral kon bordereau bi yi mu war a àndal yëpp ak bureau nouveau bureau bi loolu day dem CNG moo tax li ñuy def nii warul xaar bu ñu xaaree rek dañuy tardé bu ñu xaaree dañuy tardé ñu ji ma def li nga xamante ne ni mooy leer rek si suñu bilan bi gars yi dañ bëgg ma def bilan wu 2017 2018 bu ma defee bilan 2017 2018 si ñee néew ab dégg-dégg dañuy xeeb suñu performance day jaadu ñuy rappeler nit ñi ci ginnaaw tuuti pour ñuy doon ñu xam parce que ñun ñi fi nekk ñëpp yamuñu benn niveau bi ñuy dégg dafa am benn moment boo xamante ne su la ñu gën a ràññee ci la écurie Yoff gën a fës muy 2012 2013 2012 2013 googu dañ fi def liggéey bu rëy bu extraordinaire bu waral ñu xam ñu reconnaître ñu 2012 2013 2012 2013 googu ci lañ liggéey ba am meilleure révélation booba moo de mu ngi fël fii fëye falaam tegle ay victoire successive loolu dafa am lu muy def ci écurie day tax écurie bi cog fii mu ne tëb mu sori mooy waral tey ñuy rappeler nit ñi ci ginnaaw ci diggante boobu suñuy mbër def ay exploit ku ne gis na ñi nga xamante ñoo fi feeñaat ku mel ni Tupun génnaat moom it def kii performance bu am doole ba nga xamante ni làmba tey Yoff da ci ràññeeku ku mel ni génn ci moom it ci même génération boobu def fi exploit def fi ay ndam yu successif yoo xamante ne tey mooy war a tax tey ñu reconnaître ka xàmmee ko ku mel ni Ablaye Diop génn ci même génération mais ñoom ñëpp ku ci ne boo ko wax sa morom ci moment yi nga génne parce que moment bu nekk ak la say xew Ablaye Diop génn ku mel ni Malick Niang Junior génn ku mel ni Demba Thiaw génn ku mel ni ñoom Ligma génn ku mel fa kon ñun ñi lu weesu ñun liñ ko jàpp ñun Yoff dañu cof mais dañu war a jàppale booy parce que ay futurs champions ñoo nekk ci équipe bi ñu fi ànd liggéey ñoom ak seeni mag ñoo fi newoon ñu def ci liggéey bu rëy santaan nag ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant liggéey na ci liggéey bu am solo ku liggéey nag di nga yaax mais moom liggéey na liggéey bu am solo ci écurie Yoff yàlla dafa dogal mu di ab waa Mbour basé Mbour mais ab jaaram ci Yoff def na fi liggéey bu rëy ñu ngi ko ciy sant di ko ci gërëm di gërëm Malick Niang parce que tamit ñëpp xam nañ ne Ndakaaru la newoon bëri na fa ay combat yi tax nit ñi xam Malick Niang mais ku wàlliyaan sa dëkk moo tëggul te bi muy dem Ndakaaru dafa am cause bu taxoon mu dem Ndakaaru parce que toog boobu moment yooyu fii taxawaloon fi dara mitti woon na trop ñi fi nekkoon ñoom bàyyi tama fi nekkoon ci moment yooyu lu ne tenté nañu ko pour def ko mais réussir ñu ko moo waraloon Malick Niang bàyyi tam moom mii moo ki nga xamante ne moo ko yóbbu Ndakaaru ci ndigalal ay waajuram ak ci ndigalal ci moo ko yóbbu Ndakaaru moo waraloon mu nekk Ndakaaru biñ dem jamono doxee ba mu xam ne tey ñibbi ci si jot na moom mii moo retourné waat xam ne jot na pour mu dellu si ànd ak ay rakam ànd ak ay jarbaatam ñëw jàppale boppam jàppale Yoff parce que bu ñu jàppale boppam mooy drapeau Yoff ñi ñooy porter drapeau Yoff ku siy génn mel na mbërëm Yoff muy génn couleur Yoff lay défendre couleur Yoff lay yóbbu kon day jaadu waa Yoff xam seen produit am na yeneen génération yu fi génn parce que écurie Yoff ak écurie Yoff mbooloo boo ñëwee entraînement mënoo leen a ràññaale boo ñëwee entraînement
mënoo xàmmee ku bokk écurie Yoff ak ku bokk écurie Yoff mbooloo jamono ba si départ ba métti woon na trop mais lu nekk rek day am temps bu waree jeex day jeex ay guni lay woon ñu génnandoo di évoluer di mbappat ku si ne xam ne mbappat ak mbappat li siy xew moo waraloon xëccoo beex xiiroo beex ngaayo bi bari yoon mais jamono dox na ba ñoom ñu màgg xam ne àddina du ko yàgg ba ñoom ñu bëri suñu biir jamono di dox ba ñoom ñëpp ku si ne xam ne da nga soxla sa moroom ku si ne xam ne lii sa moroom dama ko soxla muy xam-xam bi si yow muy doole ji si yow dama ko soxla moo waral fi ñu toll xale yi màgg nañu seen xel ak seen xelaat tey mooy fexe écurie bi nekk benn écurie tey nag assemblée générale moo ñu fi boole loo gis lu ne day am procédure bu ñu jógee fii assemblée bi leen si xalaat rek mën na see nekk pare ngeen pour ñëw àndax ñun pare nañu pour àndax yéen liggéey pour le compte de Yoff pour que Yoff benn ndam moo fi am pour que Yoff am ndam ñu ngi leen si o di leen tàllal loxo bi ma leen ko souligner yéen mbëri da ngeen ne ma bàyyi leen ngeen pilote ak doxal ko seen bopp boobu ba tey écurie bi staff bi ñu ngi toog di leen déglu ngeen doxal ko seen bopp am na loo xam ne yéen la bu ñu demee ba mbërëm écurie Yoff buy bëri mbërëm écurie Yoff ñëw tax mbooloo taxaw si booram bu mbërëm écurie Yoff mbooloo di bëri mbërëm écurie Yoff ñëw di ko may contact bëri ak moom may ko contact may ko doole ba mu dem ba kele bi muy daane mbërëma sax boo demee mbërëm écurie ba la moo koy jox kon jot na ñu boole suñu toog jot nañu boole ñaari écurie yi teg leen ci génn ak buum teg leen ci wenn yoon mooy Yoff am ndam rek lañ ci jubluñu ci leneen yal nañu yàlla jàppale mu yomba trop tey tamit ngeen comprendre dox nañ ci ba tàyyi métti woon na trop ay at seeni membre a ngi fi suñuy membre yi ñi doon dem bu def bëccëg ñu ngi fi toog mais métti woon na trop déggoo ñu woon yàlla dimbali ñu tamit ku nekk sa ruuxa di liggéey ba tey jonn yàlla tey mais nag bu ñu waree àndal ñu xam ne ñun ñëpp dañu war a ànd rek te yàlla rek tax te Yoff rek tax intérêt Yoff am na génération boo xamante ni foog ñu tudde leen ci salle bi ku demee ni jàmmalaay mu ngi def ay performance ku demee ni caatu Yoff mu ngi nele tey mu ngi def ay performance yoo xamante ni bokk na ci espoir yi làmba yi nga xamante ni tey ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel muy caatu Yoff kon caatu Yoff mbërëm Yoff la kon day jaadu bu ñu toogee ñuy bàyyiloo xel ñi nga xamante ñoo nekk salle bi ne mbëri Yoff ñoo fi nekk ak mbëri Yoff mbooloo bu ñu tëddee mbëri écurie Yoff seen ay performance ba pare tujj ñu mbëri écurie Yoff mbooloo seen i performance day nuru ak iñaan day nuru ak soxor te ñun soxoro ñu iñaanu ñu bilaw 2012 dama koy briefing rek mu gaaw 2012 am nañu 26 combats 15 victoires 11 défaites benn 100 verdict 2012 2013 ba tey parce que si saison bi làmb da ciy tëj ba pare tijji si pour ñu comprendre ñoom 2012 2013 am nañu 19 combats 11 victoires 8 défaites ñu ñëw 2013 am 29 combats 13 victoires 14 défaites benn nul benn 100 verdict ñu ñëw 2015 am 15 combats 8 victoires 7 défaites ñëw 2016 am 21 combats 12 victoires 9 défaites ñëw 2017 ba tey 2016 2017 18 combats 15 victoires 12 défaites benn nul
ñu ñëw 2018 9 victoires 9 défaites bilan bi buñ ko waxee dina am ñoo xamante ni dina leen xaw a jaaxal làmb dafa am nombre de écrits ak nombre de écrits am na 100 et quelques écrits 135 écrits 137 écrits moo am ñun écurie Yoff suñu classement général demoon nañu su année yële ba doon xëccoo ci 5 meilleurs écuries yi mais fi ñu toll nii écurie bi dafa rebondir dafa rës dafa wàcciwaat kon dafay laajaat ab liggéeyaat day laajaat ab liggéeyaat dañu wàcc fi ñu toll nii ñu ngi 19e ci 130 et quelques écuries liggéey nañu mais dañ war a redoubler d'effort gën a liggéeyaat pour que faa ñu nekkoon démb abarka démb ñu mën faa dellu te dara duñu ko may lu dul ab liggéey suñu 19e position bi day jaadu ex-aequo la xam nga yenn écurie la ñuy ex-aequo école de lutte Double Less écurie Rock Énergie ex-aequo ak écurie de lutte Balla Gaye ak Lébu bi écurie Yoff 5 ñoo jël 19e kon jaadu na mais mën nañu am lu ko gën li ki gën moo di dañuy gën a liggéey gën a concentré wu ci suñu liggéey yokk fulla yokk jom yéen a ngi ci biir na ngeen yokk fulla yokk jom loolu mooy suñu bilan am nañu ay défaite boo dégloo di ngeen xam ne am nañu ay défaite torop défaite yi bari na torop lii indi défaite yi nag mën naa ci wax tuuti après ñeneen a ngi fi Baye Tama ngi comme il est le directeur technique après ñu jox ko kàddu rek mu am loo xamante ne tamit mën na ko ci njàmbaas défaite yi li tax mu bari bokk na ci mbër yi nga xamante ne dañuy dogaale ji combat mbër yi dañuy jël ji combat sans avalu staffu écurie ñu koy dund ñu boole lu ñu neex ak lu ñu naqari mais désormais dañ ne à partir de tey loolu mënatul a am képp koo xamante ne dañ lay démarché di la wax combat lii si jiitu moo di boo amee kilifa da nga naan may leen ma wax ak sama staff mais doo dem jëli ji sa combat ba pare ñëw àndaa sa yaay wala àndaa sa ndijaay ñëw ne ma am naa combat loolu rafetlu ñu ko bokk na si li nga xamante ni moo ñu andil ay défaite yu bari mbër parewul ba pare dem jël combat te làmb dafa baaxoo boo laa si laa dugg na nga pare techniquement mais tamit na nga pare physiquement mais moralement tamit na nga pare mais yooyu ñett yëpp bu fekkee ne nekkul si yow boo si duggee da ngay nager si erreur te Baye tam dafa am lu muy faral di wax dama ngañ nañu éviter koo xamante ne ay mbokkaam dana ko jox bi muy dem pattul làggiwul nga dem sa làmba ñu def ko jëf jaa xamante boo ñëwee day manqué bët wala mu manqué nangam bu boobaa dinañ ci am part de responsabilité te li mu wax mooy waxi dëgg la nañ si bàyyi xel bëri daan la victoire la défaite ak niil gëm nañ ne kuy bëree booy daanu dañ ko gëm nañ ne daan am na mais tamit daanu am na parce que adversaire bi nga xamante ni moom nga choisir ba jël avance am yaakaar gi nga am ba ne yaakaar nga ne mën nga kaa daan moom yaakaar boobu la am ba jël sa avance kon gëm nañ ne daanu am na mais nag li ñu bëgg ba bëgg ko moo di mbër mi nay entraîné na nga ñëw si écrit bi dafay entraîné mooy liy jiitu wane ne da nga joxe sa bopp nga ñëw di entraîné ak mbëri boo la waxee combat nga ne may leen ma laaj sama staff nga yëkki sa téléphone wax sa staff ñu xool bu ma xamul sa adversaire mën naa am koo xamante am naa numéro am ko xam kii nga war a dajal benn waree bëri xam na benn warul a bëri xam gis nga fi yàlla pare na démb dañuy gëm yàlla rek lii yàlla nam ma si doomu aadama yi kenn mënu si dara kon jëkk a bëree mujjee bëri ñoo na ko ceeb am na ñoo xamante ni si làmb Brésil ku ne dégg na ko si làmb am na ay 28 victoire
te tey kuy lim làmb doo ko lim kon du affaire bi du bëri yi bëree xam moment bi ngay bëree ak si date yi ñu lay dugal dafa am ay date yoo xamante ne mbër tàkk si day yomb parce que fi ngay bëree dañ looy ràññee dañ looy xam mais am na ay bëree yoo xam ne boo ko jëlee da ngay bëree ba tàyyi te kenn du la xam kon loolu dee leen si bàyyi xel bu baax ñun bañuñu pour ngeen di bëri dañ ne ki ngeen di bëreel ñun nañu ko xam buñ ko xamul nañu seet ku ko xam mu ngeen jël combat yi mais bëri na ay combat yoo xam ne dañu koy jël dem ba fële mbër mi di la laaj kan laay bëreel nga di ko laaj kan ki ngay bëreel ah bàyyi ñu joxe benn anecdote dañu ñëw signature de combat mbër mi ma àndal mu ñëw toog ma ñëw toog moom adversaire am di dugg mu ne ma xanaa kii mooy grand combat bi te fekk na adversaire am ma ne ko kii boo maytulee mooy grand combat bi waaw bii sa waay toogee tuuti ñu lim kii bi mu ne ma ngañ kii dafa mel ni mooy sama adversaire de ma ne ko ah ba dul sa adversaire yaax moom lañ wax de mu ne ma ndax xool nga ko ma ne ko xool ka moo tax ma di la kon ñuy éviter yu mel noonu waaw erreur yu mel noonu nañ koy éviter ba nga xamante ne ku si laa jël combat rek na nga diisoo ñi nga xamante ne ñooy sa staff ñu seet ka seetantal ka loolu en grosso modo ma gàttal foofu wàccee kàddu bu fekkee ne ay question dafa am ñu mën a tentoo question yi rapidement ñu jërëjëf matal nga ko ñu ngi lay remercier bu baax parce que bilan bi nga fi joxe vraiment leer na avant ñuy jàll si rajo Biram ñu permettre Baye Tam comme que daf doon liggéey si écurie bi am rôle bu mu ci yoroon moom mu mën a wax ñuy door a jàll si. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ñaanal yàlla di nuyu sumay waajur fi toog di nuyu sumay doom yi sumay jarbaat di ñaan yàlla na yàlla gën a tàppe xol yi waaw di sant rek ngañ presque wax na lépp ndax defe naa ne ñoo fi newandoo woon su waxee ba pare sax waruma si teg dara mais li ci doole rek mooy alhamdulilah rabbil alamin parce que liggéey dafa am yoon waaw tax ñun ñi leen yor kenn ku si ne xam nañ li nga am ak li nga manqué li kon da doon rafet su combat amee ngeen ñëw wax see ñun bon bu ko defee bu dee combat boo war a béré la ñun dinañ xam bu dul boo war a béré dinañ xam waaw bon parce que aussi loolu tax ñuy wax technique mais bu fekkee dañu nekk yéen te xamuñu li leen manqué vraiment jarul ñu ànd ak yéen mais yàlla def na li ngeen di bëri yëpp mbër bu si ne xam nañ fi nga foore xam nañ fi nga faible xam nañ ki nga war a béral xam nañ ki nga warul a béral waaw am na loo xam ne nag technique mënu si dara waaw parce que di liggéey pare ko dem forcé jël combat bu ko defee ñu ne ña mu àndal xamuñu dara fekk walaay xam nañ li ñuy def yéen a yàkkamte rek waaw kenn ku si ne daal boo tegoo fi nga war a tegu incha allah rabbi même buñ lay daan sax ña fa taxaw dañ leen ne est-ce que kii mbër la waaw mais nag ku si taxawul fi nga war a taxaw boo demee foofu da ngay làmbatu rek te bu boobaa si ñu ngay yokk kii. parce que bokkoon naa si ñi nga xamante ne newoon nañoo ak moom ànd ak moom si Mbor production te Mbor production bi mu ko créé si wax bi nga xamante ne moo jiitu si Mbor production mooy ah fu ñuy mënti tëgg làmb ak làmb bu mu mënti doon na ci waa Yoff ëpp nañ fexe ba def promotion wu mbëru Yoff moo tax à chaque fois bu ñu toogee di xalaat ne dañuy organiser làmb dañuy laaj ñu ne mbëru Yoff yi ñan ñoo fi disponible fi mu nekk nii pour war a mun a bëri ñu seeti catégorie boobu ànd ak ñoom pour boole leen ak ñooñu pour ñooñu bëri tey jii am na mbër yu bëri yu bay dégg fii ñu di leen wax ñu di leen tudd fii si rajo yi mais ñooñu yéen lañ doon bëreel fii donc tey ñooñu gravité nañ échelon boo xamante ne bi yéen waroon ngeen a romb échelon boobu parce que ba ngeen dajee ak ñoom yéen a leen daanoon donc tey loolu day firnde ma wax ko avant ma koy jox kàddu gi parce que lu ma dund la lu ma fekk la du luñ ma nettali donc loo xamante ne dama bokkoon na moom di ko organiser nekk ci biir donc bu fekkente ne cëral na làmb
loolu mu cëral ko Yoff donc bu Yoff toogee ñu war ko tax. vraiment avant may commencer yaakaar naa dafa am mention spéciale à Baye Ngagne tam sëru comment dirais-je Ahmed Sibi dafa am ñoo xam ne ñi vraiment Yoff daf leen amel njukkal. Baye Ngagne yaakaar naa ne addunaam yëpp écurie Yoff la yaakaar naa ne bàyyi na léppam ngir écurie Yoff donc tey moment la boo xam ne bii vraiment war nañ ko rendre hommage parce que li muy defu ko kir boppam wax na ko ci intervention li bénévolat la fayuñu ko ci defuñu ko ci dara mais ñëpp xam nañ ne ku wax écurie Yoff rek sam xel day dem ci Baye Ngagne rôle président moo koy def rôle entraîneur moo koy def bu ma yeboon ne rôle yëpp moo koy def ci écurie bi mu doon koo xam ne kii vraiment ñëpp war nañ ko gërëm war nañ ko sant si li muy daj si écurie bi li muy daj si Yoff parce que yaakaar naa ne jàppale écurie bi mooy jàppale Yoff donc assemblée bi vraiment ñëw na à son heure am na loo xam ne lii CNG du xaar ñëpp xam nañ ne CNG ubbi na donc assemblée bi yaakaar naa ne dañu war a dem vers l'essentiel former déjà comité directeur bi parce que aussi ñëpp d'accord nañ ne bureau bi fi nekkoon amoon na quand même léthargie ba tax na tey question bi président de séance bi kii muy président Frey Yoff ñu koy remercier au passage parce que aussi depuis lors mu ngi ciy dox mu ngi ànd ak waa écurie bi lu nekk mu ngi koy def di gërëm grand saltige moom yaakaar naa ne Yoff loo wax rek il faut nga tudd ko parce que moom mooy Yoff donc di remercier monsieur Samb nekk koo xam ne kii yaakaar naa ne kenn du ko présenté si Yoff ngeex bëgg ak Yoffam bëgg lébu gi wax ji nag warul gudd parce que yaakaar naa ne dafa am liggéey boo xam ne bii mooy xaar bureau bu bees bi nga xam ne bii je dirais comité directeur bi nga xam ne bii ñoom lañ nar a vraiment teg ñuy ñaan nag ngeen def ay cooptation parce que ñi fi ëpp ay mbër lañ ngeen essayer ak comité directeur bi même buñ koy mottali ak ñoo xam ne ñi peut-être nekkuñu fi parce que am na ñoo xam ne ñi amuñu jot peut-être wala am nañ préoccupation yoo xam ne si lañ nekk parce que mënuloo jël mbër yi def leen ci bureau te ñi fi nekk ñu war leen mën a dugal ci comité directeur bi yaakaar naa ne c'est pas suffisant ñu seet ñoo xam ne ñi peut-être ça c'est un conseil jéem leen copter seeti leen waxtaan ak ñoom pour ñu ñëw jàpp ci affaire bi parce que affaire u làmb Baye Ngagne wax na ko il faut nga am jot dëgg parce que dafa compliqué di nuyu champion au passage muy Malick Niang parce que dafa rehausser niveau écurie Yoff ñëwum fii dafa nekk ñëw boo xam ne bii waaye Yoff yëpp ñoo ci kontaan parce que bi mu ñëwee xam nañ ne tey niveau bi nga xam ne bii écurie Yoff toll na fa moom si li ko indi la ku jara remercier la parce que tey dafa nekk référence sur lutte Sénégal d'abord ñu koy lim ci écurie Yoff ak champion yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp peut-être nag yaakaar naa ne ak assemblée bi buñ fi jógee ragal naa ne war nañu mën a taxawaat nag parce que bi ñuy démarrer di nekk promoteur écurie Yoff rek moo taxoon président wax na ko parce que on s'est dit que boo nekkee promoteur boo doon def 2-3 journées sax ci année bi au moins di nga def promotion écurie Yoff temps boobu stade bi mu ngi dox on en a profité ñi nga xam ne ñi ñoo fi génn ñëpp yaakaar naa ne si ñun lañ jaare pour mën a génn donc ragal naa ne loolu war nañ ci taxawaat aussi pour gars yi mën a am ay combat à chaque fois nag ñu ngi waxtaan ak suñu mbokku promoteurs yi pour vraiment ñu jàppale ñu si suñu écurie Yoff bi parce que ay combat dañ koy démarcher
dañ koy démarché doo toog rek même mbër yu mag yi seeni combat dañ koy démarché si kaw avant dara di am mais bu ñu toogee nii rek te rôle dafa nekk peut-être ñun suñu rôle ñu nekk ci milieu bi war ci taxaw en tout cas ñu ngi encouragé ñëpp parce que liggéey bi yombul bàyyi ngeen seen temps yëpp ñëw teew ñuy ñaan rek vraiment assemblée bi vraiment déroulé wu vraiment ci kii bu am solo di remercier ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi leen di féliciter di leen masawu joon le bureau sortant ay defe naa tamit du ngeen dem yaakaar naa loolu écurie bi nag si cëru Yoff la bokk comme jumaa ji comme APEX yi comme leneen ak leneen lu ne nag dafa am ñu ko féetewoo di ko taxaw te xam naa ne seen pàcc metti na parce que li koy def yëpp moyen la te xam naa ne moyen yi moom dajewul kon bu ngeen si tolloo def si performance yi ngeen si def ñu man dul ñaanal leen yàlla dolli leen kàttan yéen a seen président ak ñi ngeen ko àndal ñëpp di leen wax ne ngeen gën a taxaw rek parce que lu ne àll bu ne la fay ñuul mooy fay am ñàkk bu ngeen delloo gannaaw tamit sama classe gi duñu ñëw de waaw Yoff noonu lay fonctionner mooy boo wootee bu junne waree ñëw fukki nit ngay gis waaye bu mu la ñàkk gis fukki nit ñooñu bu mu la teree def sa farat parce que yàlla yéene rek lay fay te bu sa yéenee rafetee yàlla fekk si la kon te Yoff am na ay kilifa yoo xam ne mën nañ leen dimbali si wàllu li président bi mu ngi nii di si def lu am solo njaga moom suñu mag la dama nekk woon yaa may waxal ñëpp xam nañ ne depuis ñoom falang ak yëpp parce que mag ñi jiitu woon vraiment xam na si lu bari am na si expérience mën na see ñaan tamit waaw kon loolu sens la waaw man daal benn conseil laay jox mooy daal bu leen teyal bu xewee wala lu ngeen di def sol leen seen dàll rek waaw ku war a yëg ne yëg bu leen fexe ba njaga war a yëg ne yëgul def leen seen farata ku ñëw nag baax na ku ñëwul baax na Yoff noonu lay fonctionner boo xamee loolu rek di nga noppalu ku war a yëg ne yëg ku leen jox ngeen def ku leen joxul ngeen àndaax yàlla def te boo àndeex yàlla yàlla mën na la dimbali man daal benn conseil laay joxe mooy nañ defar ay carte membre yu bari waaw na nekk 5000 carte membre waaw yii jar 100 francs yii jar 200 yii jar 10 000 yii jar 100 000 te loolu organisation ak méthode rek kay def président baa ngi fi am na si pexe kii présider séance bi am na si pexe président Pedra waaw loolu bu jotee ñun ñëpp ñu dugal suñu loxo xam ne ku si def tamit sa bopp nga defal defaloo kenn waaw kon yàlla ñu yàlla dimbali di ñaanal Malick comme mooy tête de file bu écurie bi waaw di ko ñaanal yàlla na ko yàlla doole jàppale moo ñi mu àndal ñëpp ñaari écurie yi seen ànd bi yàlla na ko yàlla gën a dëgëral noonu la war a demee mooy daal bu ñuy def ñu xam ne rek doomu Yoff fay dem ku nekk ànd si loolu yàlla na ko yàlla sàmm yàlla bu si saytaane am yoon di ñaan yàlla jàppale ñu ba ren moom ñu am combat yu bari te am ndam yu bari loolu yàlla mën na ko si kàntanam yàlla na ko yàlla def jafe na si bu ñu àndulee yéeneente jàmm ku ne ubbi sa xol pour sa jëme sa morom jafe na yomb na bu ñu àndee ñun ñëpp ku ne yéene jàmm sa morom jafe na nag bu fekkee dañu ànd ba pare te kenn yéenewul sa morom jàmm loolu yàlla nañ si yàlla musal sa sant di nuyu suñu papa yi toog fii ak suñu ndijaay yi di nuyu assistance bi di nuyu mbër yi man nag Abdoul Majib Samb laa tudd ñëpp xam nañ ma defe naa ci écurie Yoff dafa dëgg yàlla tey ji damay am mbégte torop pour taxaw fii jël kàddu wax sama bopp torop ci écurie Yoff xale laa nag mais defe naa 97 ba léegi maa ngi ci écurie Yoff te jamono boobu mën naa citer ñi fi nekkoon doon rey seen bopp pour Yoff am mbër
ñu amoon koo xamante ne amoon nañu yaakaar si moom loolu mu nekk suñu grand ab basandiir mu nga na la si ginnaaw ma nekk xale bu ndaw suñu père Saare mu ngi nii mën nañu seede depuis boobu ba léegi ñu ngi si Yoff di liggéeyal Yoff ba tey jii nii mën neen wax benn Malick Niang am fii mu nekk loo xamante ne man bu ngeen tegoon livre fii mën naa wax lépp écurie Yoff ba fii mu toll lépp mën naa ko wax si combat yi lépp dañ daan jóge fii kaaru lëm Abassa mooy woon suñu grand combat yi ñooy woon suñuy luur ñun ñu nekk minimi fu nu masaan a dem ñoom bàyyi tam ñii ñoo daan gémb ñun ñu nekk seen ginnaaw ñu dem ba Abassa décroché ñoom bàyyi tam décroché ñun ñu jël suñu relève ba niin demee tey jii ba Yoff ñu naan écurie Yoff metti woon na torop metti woon na torop li tax mu metti mooy bàyyi tam dama ko fekk këram sóoru ma fekk ko këram ma ne leen jóg leen ñu liggéeyal Yoff parce que Yoff fi ñu tollu làmb daf fi commencé dee te doon war a créer waat lu indi Yoff ci kaw yàlla def boobu ba léegi ñu siy dox man de man Magib damay ñaan benn ñaan rek foofu dëgg yàlla parce que 21 ans maa ngi si écurie Yoff membre fondateur la di ñaan assemblée générale bi ñuy ñaan def nii yàlla nañ si dugg ak jàmm génn si ak jàmm waaye man de fu dëgg yàlla damay wax toujours ne atteindre naa sama objectif parce que objectif bi ma bëggoon mooy tey ñu dem ba drapeau Yoff xale yi Yoff yor sama objectif loolu la woon bu ñu daan jóg fii nii fu ne laa doon jaay naa machine ngir écurie Yoff jaay naa machine ngir écurie Yoff pour rek mbëru Yoff bëri ak yeneen dama daan nuuri ba teer am 100 000 ñëw dépensé ko si mbëri dem nañ nag ba benn moment écurie Yoff liggéeyalul boppam mais mbër yi la doon liggéeyal parce que lépp luñ am si xaalis si mbër yi lañ ko def may joxe témoignage boobu ñun ñu bàyyi si xel écurie Yoff bu mbër daan bëri bu kees gi 300 000 nekk si lu mu dee 100 000 yi dinañ ko def wala 150 000 si mbër mi sans compter mbër mi la muy utiwaat faneen ak yeneen dañ doon dem ba buntu stade mbër mi dugg ñu dem leen si Masib wala dem leen si diw ñun ñooy génn suñu xaalis daggalaat mbër yi ay ticket ñu dugg man nag foofu dëgg yàlla damay jéggalu rek man moom jël naa sama retraite waaye écurie Yoff ma di leen ko wax dégg ngeen parce que foofu dëgg yàlla li ma doon ñaan yàlla si écurie Yoff am nañ ko muy ay champion yoo xamante ne ñu ngi yékki écurie Yoff ci kaw ci kanam man nag Yoff laa dëkk wuñ sàmba mooy sama papa fa dëgg yàlla sama xol dafa fees trop bi ma fi déggee yoo xamante ne yëngal na ma trop muy li Malick wax parce que dafa am fu ñu jaar ñun dafa am fu ñu jaar Malick dañ ko créé yàlla def ñu créé ko ànd ak moom muy neex muy naqari ñu dem ba taxale ñu ak moom taxale ko ak ay mbokkam laay wax parce que ñun ñoo ay mbokkam parce que ñun ñoo ko créé ñu dem ba taxali ko ak ñun mu dem tey jii nii bu demee ba toog man ma toog fële si ginnaaw moom mu wax loolu noonu sama xol dafay seet parce que li tax mooy lu ne dégg naa ko si lu ne dégg nañ ko si kon Malick man lay ñaanal li si kanam ligim yaa dem ba wax baat boobu man lay ñaanal li si kanam yal na lay yàlla def jox lay combat yoo xamante ne di nga ko àndax say mbokk kenn ba ñu dugg sa diggante say mbokk loolu lañ lay ñaanal parce que moom mii mu ngi nii toog de du ma ko jey masuma ko jey it ba muy commencé ba fii mu toll nii masuma ko jey li ma koy wax mooy góorgóorlu sa teraanga si làmb la nekk Malick pusa laa daan dem yaayam jox ma pusa ak wëñ may ñëw jàjj yi matelas bi maa ko daan laal bi fi ñu jaar bu ñu ko doon wax du ñu fi jóg premier combat bi mu koy bëre écurie baa ngi nii doy nañ ma seede sëwru ñam blouson yi man nañ ko joxoon maa ko tiiri sama kër la jëm ma jékki blouson yi jox ko mu bëre ji ko àll ba dem dóor waa ji mu toog kon tey jii ni bu demee ba bëre ay millions man sama jaan wàcc na di leen ñaanal yéen ñi si ginnaaw
di leen wax ngeen góorgóorlu bu baax làmb yombul de làmb ji yombul yàgg naa leen kaa wax làmb du solop tubéy solop casquette wàcc géew ba déedéet làmb du loolu takk leen gembe yi ngeen dugg ci mbapat yi seeni moroom rek a fii mbëkkante man nee naa leen aw ma jot de aw ma jotu nekk fii di leen gis ngeen man samay moroom fii ñi fii nuur fii si Yoff ku ngeen si taxaw mu ne leen Majib champion la coof yi fi jaar ni liggéey naa si ay millions de fexe leen ngeen liggéey seeni millions si làmb ji takk leen seeni ngemb ngeen dem arrêt si mbapat yi ngeen bëre ji ku si am combat dina fekk nga nekk en activité ku si amul combat dina fekk nga nekk en activité fii samay moroom génération bi ma mën a 74 yëpp arbitre baa ngi nii toog samay moroom fii Yoff ñu doon bëri mbapat benn Malick bii te moom ak ma sa daan te sama mag la Malick mais samay moroom yi fi nekkoon yëpp am doole ñu doon leen tudde ñëpp daan naa leen ku si nekkaa daan naa la ñett ba ñeent amatuma doole nag parce que sama carrière yëpp nooru neex liggéey bu méttee ma jàpp kon dañ leen di ñaanal li ngeen téye nii li ngeen ki téye bu baax te xam ne Yoff dafa diis waaw man lépp lu may wax foofu laa koy waxee dem nañ fu ne nag si làmb amul oto bu ñu dugg géew bu dul géewu junne dugg nañ ko fu ne dem nañ fa yóbbu mbër Assane Tawa nga li toog yóbbu nañ ko fu ne Biré ma jaar na fi ñu doon ko wax Pape Bouba Diop Dogu Weer jaar na fi ak ñaneen ak ñaneen kon yéen su ngeen ñëwee fekkat lépp nooy suñuy papa yi nekk fi pour jàppale leen góorgóorlu leen man moom retraité naa waaw jël naa sama retraite maa ngi leen di jaajëf. parce que man Géejawaay laa yaroo Balla Gaye sama néeg la doon fréquenté bi mu nekkee xale bu ndaw Ousseynou ak Ibaam mën nañ ko seede man fépp fu ma nekk damay considérer foofu comme un citoyen logique bi ma ñëwee Yoff ànd ak waa frontière Malick Niang jël ñu tax ñu ci boppam kon donc il est de temps que am na loo xam da nga koy xaw a extérieur leeral ko tuuti Malick Niang am na combat Yékini roi des arènes war a dugg si këram Ibrahima Thioye bu ñuy wax tubéy téye ko ni ko doo dugg ndekete Malick Niang mi ngi xaar Yékini moo ko war a ngeex tubéy ni ko doo dugg Malick Niang toog lu yàgg après si la ñu génn ne Yékini ni Malick Niang Yékini junior mi ngi si bunt bi ah Yékini bu mag mi ngi si bunt bi am na ñu ko téye ñu ni bàyyi leen ko bu mu dugg Yékini bi mu duggee li mu njëkk a wax avant mi egg si Malick Niang dañuy su ma amoon ñu mel nii toujours roi des arènes laay nekk parce que gëm nañ ni booba Yékini mii boobu Malick Niang mi ngi écurie Ndakaaru ñun gëm nañ ni Yékini mooy tête de file écurie Ndakaaru mais tant que jotuñu avant lu Malick Niang Yékini du dugg kon donc benn affaire dafa am yow mën nga ñëw di jàppale mbër mi fekk li ngay defal mbër mi yaa ngi yàq xamoo moo tax toujours dañuy wax ni mbër mi ndax xool ñi muy àndal ñu xool ñi muy jege man nag leen laa wax staff communication moo ko yor tey jii bàyyi ngañ gën na loo xam ne ñu bëri man de bàkkaaroon naa parce que daan naa wax ni bàyyi ngañ deful lii ak lii léeg-léeg mbër day daanu ma ne bàyyi ngañ cuune la parce que nit ki il faut nga am dignité wax ak gaañ jàkkaarloo moom jaxaraan li ngay wax si biti nga di bàyyi ngañ cuune la ndekete bàyyi ngañ du cuune mbër mi moo jël ku ko man yow nga taxaw fee di saaga bàyyi ngañ fekk au delà boo duggoon si biir xam li si biir doo waxe noonu kon bàyyi ngañ gàcce nga la am man nag am na benn organisation bokk groupe baax parce que man fépp fu ma nekk damay bokk ba mu jeex dañu la nit ki booy jàppale mbër mi mën nga ko bañ a jàppale si yenn activité mais média dafa am solo toujours da ngeen di fexe mbër yi ñuy dem si les médias te mbëru Yoff dañu ragal média da leen fexe ngeen di dem si média yi di xëccoo di dugg encore supporters Yoff tamit am nañu benn c'est les supporters mbëri tamit ngeen respecté supporters yi comité bi ngeen respecté supporters yi parce que que simmeeku dafa yaramu leen ngeen baal ma dese sili bu kese président du ko def entraîneur du ko def kenn du ko def te supporter da koy def kooku nag mbaam gàtt na trop mais si jur gi la bokk supporter bi jaral muy simmeeku diwu di jooy ndax Malick Niang wala di jooy ndax dubbun wala di jooy ndax Modja kooku booy leen ko ci considération bi day leen jox leen cër supporter yi mbër tamit lenn moo am kii ànd ak yow soxlawu sa xaalis soxlawu sa leneen mais tey jii as bu feebaroon ba dugg hôpital ñu ne dañ ko war a opérer wallahi azim bu Malick Niang ñëwee moo jóg loolu da leen di sàmmaale de tey jii moo feebar bañ war ma opérer wallahi azim
bu ma déggee baatu Malick Niang mu ñëw damay jóg parce que Malick Niang dafa fort si man kon na mbër mi nag xam kii ànd ak moom soxlawul sa xaalis soxlawul sa dara mais considération man tey ji su ma amoon ngénte Mbuur parce que man ñëpp as Malick Niang lañ may wooye Malick Niang bu ñëwee wallahi azim même bu ma toggul dara kontaan naa parce que fa ma nekk ñëpp dañ ne as ak Malick Niang ànd wala as ak Duggun wala as ak keneen di leen sant nag bu baax a baax benn jour nag wax naa ko Pa Ndiaga daf mas naa fi def exposé fii Yoff kër Mamadou Diop ma invité groupe baax yëpp invité Pa Ndiaga ne ko dama bëgg la nga waxtaana si mbëru démb ak mbëru tey gis nga ku mel nii salle bi dafa war a di am chaque mois exposé sur la lutte de Yoff am na potentialité yoo xam boo ko amee si biir dëkk da nga koy exploité waa APC bi am na lu ñu si war a def waa mairie am na lu ñu si war a def parce que ku mel ni waruñu toog ba beneen jour ñaanuma ko yàlla ñu toog naan Ndiaga Samb mais war nañu utiliser say intérêt xam-xamam loolu laa amoon su may wax ngeen baal ma. écurie Yoff si ñi ko formé si laa boobu man Sëwru Ñang ak As Mbeng booba ñu ngi boole ak Lëbëg production ñu yor production yi Lëbëg production bokk naa si juróomi nit bu dul dogu beer ak biréy ma ak Santa bokk naa ñu jëkk am licence Yoff ñun ñooñu ñoo doon ànd ak yu bëri ñuy ànd ak Sëwru mii ak Mor Sile ak grand bii nii As Mbeng nga nekk président écurie Yoff boo xoolee kii bu récépissé écurie Yoff bii bi ñuy bëree ñun ñii ñoo tax ñu am ko ñun zone ñun ñuy taxaw nii ndax man maa fi jëkk nekk zone bu njëkk a bëri si Yoff am licence bëri arène si booyu ndaw yi bi may bëri arène aw ma woon ab jàppale 40 000 lañ ma fay joxawoon laa bëri ji woon bon booy yi tey bu ñu demee ba nekki mbër ñu am ñu leen jàppale dañu war a góorgóorlu bu baax fonk seeni grand jox leen cër bu baax xam na ñoom Yoff moo leen yëkkati Yoff moo leen ñoom ñu xeexal Yoff yëkki drapeau bi Yoff xam na ñun ñoom lañ am amuñu keneen ku dul ñoom Malick Niang ñii bëgg naa waaye yëpp jàppale ko comme ni ñuy jàppale ñeneen ñi Malick Niang tey lu ko waa maire bi écarté yàlla ak sama ndijaay ji toog ndax dafa àndoon ak moom politique ñooñu di ko mere ba duñ di amee dara duñ ñëw taxaw si di ko jàppale kasaaka ba taay Malick Niang bu amee combat bay bëreeti bëggatuma tey jii ñun ñii ñëpp dañ ko war a jàpp comme suñu bopp téye ko comme lu wóor loo xamante ne du deñ bañ kenn digga comme ni waa Pikine di dafa waa Caaroy di aar seeni mbër bu dee musique ñun ñi ay xale lañ waaye xam nañ kër yu baax yi ñu taxaw si def si li ñuy bopp ay murlo fi ñuy dugg ñun mën nañoo dugg fa kanam ñun mbëri Yoff lañ xam nañ lii Yoff di laaj ak lii Yoff di jariñ ñun ñii ñëpp bëgg nañ tey jii fañ sant àggoon ak Malick Niang ak Baye Demba Thiaw Malick Niang mi àgg faax ñi mu àndal. point boobu par rapport ak choix bi mu def wala boog waa ji moo def erreur par rapport ak moom choix bi mu def mais ñi nga xam ne tey ñoo yoroon son sécurité weñ sax bu naawee ñu wàcce ko waaye amuñu woon accès pour Yékini Junior taxaw ñu ne ko détaché wul si Malick parce que Malick moo jëkk a def intervention si diggante Yékini Junior ak nit ñi kon toute personne mënu ko woon def nañ leen waxante dëgg. beneen point bi si topp mooy bàyyi nga defe naa waxoon naa la ko kër gin am combat bëre daanu ah ñu jógee si combat bi ñëw muy jooy ma ne ko dese nga yeneen i rongoñ parce que am nga yeneen i daan yoo war a daanu waaye dëgg daanu dafa am ñaari façon daanu logiquement ak daanu boo xam ne ñëpp dañuy xam ne li c'est pas logique waaw si biir organisation bi bu ñu bëree jee ba ñëw mbër mi daanu ñuy reconnaître ne mbër mi parewul woon pour dem làmb ja ñun les organisateurs dañu war a duma parce que ndëkk quoi qu'on dise yéen a ko wax kenn du leen wax yéen la ñuy wax ngoon yéen ñi ñu dénk lool da ngeen si war a teg seen bakkan bu leen si bañ ba dem si média bi wax réellement seen responsabilité fi mu commencé ak fi mu yem ngoon loolu liggéeyu technique bi la te yéen la yéen xam ngeen mbër ma pare mbër mu parewul parce que man bu ma ñëwee ku ma fekk foofu nga niin rek damay jàpp ne taxaw nga mais yéen ñi nga xam ne yéen ay roof ak ñoom bàyyi sam ngay bokk ak ñoom yow ngañ nga nekk seen biir di xool seen physique di xool seen lépp je pense que loolu yow da nga siy am une très grande part de responsabilité c'est pas pardonnable du mbër noonu lañ koy tàggate du mbër noonu lañ koy yóbboo du mbër day jékki saa rek ne cëp rek àndax ndijaayam rek ne ma jël na ma combat te yéen loolu baa ma ko commencé wax xam ngeen ne tàmbaleewul si booy yi combat Malick Niang bii en tant que membre du comité directeur dañu jékki saa si mbedd mi rek yëkk keraa bi ngeen ñu oowee réunion li ma jëkk a wax mooy ñun ay figurant lañ wala ay membre lañ parce que dama jàpp ne ab mbër quel que soit son niveau bu demee bay entamer un combat
mais concertation war na am ci comité directeur avant tout ah ba ma xal ci am ay malentendu ak yow ma ne la Malick Niang jóge ci Sa Thiès dem ci Ama ban njariñ la ko amal nga ne ma da koy faxas dem ma ne la bu ko faxasul fan la jëm yaa ngi nii toog maa ngi nii toog deewaguñu kon il faut bien ngeen jox nit ñi ab cër par rapport ak li ngeen di def parce que loolu mooy dëgg ñun bëreewuñu bëreewaalewuñu xaaruñu dara ci mbër yi la dul ñu am ndam te defe naa loolu ka nekk xàmmee nañu ci ngoon loolu respect boobu da ngeen ñu ko war a jox beneen bi le vrai sens les lutteurs leur comportement parce que nag man du ma ne kenn kaay ma yilif la kenn waru kaa wax mais ñoom nañu ñëw jox nit ñi ab cër ñu yilif leen nit ki nag moo ma yor ba fekkee ne par exemple si au moment des difficultés rek nga koy feeñal amul sens kon quoi qu'on dise il faut que ñu waxante dëgg par rapport ak li nga xam ne moom la ñu jëm muy defaraat mbir yi na mbër mi xam fi mu commencé ak fi mu yem comité directeur bi xam fi ñu commencé ak fi ñu yem supporters yi xam ko keneen mbokk yi xam ko xarit yi xam ko ñëpp xam ko bu ñu demee tey ba un membre du comité directeur mbër di am combat ay supporters ñëw taxaw daan la doo fa dugg loolu c'est du n'importe quoi bu ñu demee tey ba parmi suñu biir mbër di bëre beneen mbër boo xam ne ñoom ñaar bokk écrit ay nit taxaw ne ko doo fi dugg ñun ñu fekke ko loolu c'est du n'importe quoi kon il faut tout d'abord ñu dellu si waat suñu bopp waxante dëgg te kenn ka nekk seet li muy def te jaaduwul bokkul si liggéey bi mu bàyyi ko parce que ndëkk waa kon diis lu waaye def sa bopp rek nga ko def kon man li may wax pour un début mooy gars yi nañ leen soppante bëggante te yéenante jàmm te waxante dëgg kenn mënu fee muusa ka waane ba lekk fi cërëb kenn te kenn yorul wërsëgu kenn yàlla moo yor wërsëg yépp bëre tey ak bëre daaw ak bëre daaw jéega si yemb ku nekk gis na phénomène yi am si làmb ñoo xamante ne ñoo daan mujj tey ñooy tëj bunt bi kon làmb ëmbul day jékki saa rek wasin kenn si yéen mënul waat ne moo tricher mbir yi mais war nañu am tey koo xamante ne mooy nekk au devant de la écrit la mën a am cité nouvelle yi nag ku mu neex nga def sa écrit li fi newoon mu ngi fi mag ngi dara Modou Lo Eumeu Sène Balla Gaye ñoom ñëpp seen i bagage si tefes gi lay jóge bu ñu leen ko waxee bu ñu leen ko waxul moo am El Hadj Birame ñi nga mu ngi nii toog am na loo xam ne Modou Lo bu ko jëlee ci Tamba bu ñëwee fi lañ koy complété kon Malick war naa mën a am loolu gis nga kii dem mystique ay kii dem musculation ki war a xool état mbër bi ak ki war a xool adversaire mbër bi ci 3 combats am wala 5 combats bokkuñu lu ñu liggéey comprendre ngeen mbër mi ki kay xool pour utali que adversaire boobu gars yi war a def xool yi bëreem ah waa ji nan la war a bëreem nan lañ ko war a entraîner ñooñu bokkuñu ay volet kii yor xon yeeg kii suivre mbër mi dafa war a yokkook wala dafa war a wàññeeku comprendre na mbër mi d'abord dafa war a respecter boppam mënoo man si ndaje yi ma ne si làmb ji mukk bu ngeen entraîner respecter leen seen bopp ngeen dem tëddi parce que nga muscle bii bu ngeen entraîner il perd des calories bu ngeen lekkee pare da ngeen war a tëdd récupérer mais sabar ga dancing ba géej non doo am dara il faut qu'on soit véridique te loolu mooy respecter sa adversaire moo di kii doon wax léegi xam nga li ma la loolu boo ko defee pare même boo daanoo da nga xam ne respecté nga ñaareel bi mooy ñaa ndax mbër yi nañu respecté engagement yu ñuy jël ci sëriñ si c'est très important man dama doon dootuma wax ci làmb te nee lu tax paa gi dernier combat am lan ngeen sentir ah dafa dem recours pour ñu yëkkati loxoom loolu wax nañ ñu ko 2 jours avant combat bi tubay dëgg loolu dëgg mu ñëw ma technique ne ko mu ne ma jox ñu 40 000 ma ne ko boo demee waxal gars yi yoruñu yëkkati 15 000 la la jox ko dëgg la ma ne ko bu ngeen jegee làmba ja dinañ leen xañ victoire mais bu ngeen ñëwee ba taxaw boo defee recours dinañ yëkkati sa loxo du victoire la ba tey waxatuñu si loolu la ma leboon maa ko fay te kan laa ko fay kan laa ko lebal mooy li Ahmed di wax lii nga xam ne yéen a ko moom ku ngeen si may baax na mais li leen di jàppale pour seen njëriñ seen victoire da ngeen ko respecté bëri problème loolu yooyu la ñu am Yoff la soxlawul mbër de mbër am kalang la soxla am kalang wax leen lan mooy am kalang bu dee mbër fii la soxla ko boo tegee sa loxo si làmb ñett nga fay génne am këx mbër moo xam ne bu dalee sa kaw nga daanu bu
bu dalee si kaw sa kaw daanu boo dalee si kaw mu daanu loolu mooy am këx mbër xam nga mooy kan ki ñuy daan ak ki mu dul kii daanaate ñun de dañu bëgg koo xam ne boo dalee si kawam daanu bu dalee si kaw mu daanu am kalang loolu lañ soxla Yoff loolu la soxla fi mu ne donc ku mel ne Malick Niang mais am na loolu nañ ko jàppale te ñu dimbali ko respectante respect parce que fii lu fi dox rek respect la jox mag ñi seen cër jox di wax di ab cëram mbër yi jox seen bopp seen cër ngeen bàyyi kaam bis yi mbër bu entraîné day tëdd yi nelaw récupéré parfois ngeen naan diw moo def erreur diw moo def erreur mais da ngay xool mbër bi xam état bi mu toll xam ne kii newul ci état comprendre nga ñaareel bi ku nekk il faut donner à César ce qui lui appartient ku nekk na nga xam ne li nga mën Alaaji Biram lan la man utal leen combat jàppale leen ah ku mel ni Alaaji Peeral mën na dem boole leen ndax mag ñi cosaani Yoff keneen ak keneen ku lu waay xam rek jàppale leen ci mais lii fi nekk mooy parce que boo bëggee entraîner nit mu taxaw présenté la ab déchirure xamoo sax loo si war a def wala mu am une défaillance ligamentaire yoon wi di métti doo xam lan la nga forcé ko da ngay yàq mbër gi xamoo fan la war a reposer lan la war a def li nga wax tam c'est vraiment ci la bokk le ministre de la santé fii loolu rek nga fi manqué fi mu ne am na ñu jàppale Malick am na ñu jàppale suñ mbër yi comprendre nga mais lan moo si des le volet santé comprendre nga loolu daal la amoon li ko si wax ngeen baal ma wax wasalaam si turam ak santam di ziar suma papa yi toog fii ak suma ndijaay ak sumay rakkat ñun ñu fi teew ñëpp yaakaar naa benn bëgg-bëgg moo ñu fi dajale muy écurie Yoff changé avancé comme yeneen écurie yi ni mu koy defee yeneen écurie yi yeneen dëkk yu mu nekk yu si bëri waxuma yëpp de waaye yu si bëri ñi wër dëkk bi ñi wër écurie bi ñu fa dëkk bopp bu ñu xëyee dañuy lijjanti lu ñu lekk milliardaires yu bëri suñu côté bii lañ bëgg a dëkk ñu ngi fi dëkk dañu am koo xamante ni moo ñuy déplacé wul di dem di oyof di wax ak ñooñu ku jub nag laa wax waxuma ku bëri wax rek def yaa ngi dégg koo xamante ni day jub xocc mel ni poto bi am ku muy jox ndimbal loolu bu ñëwee parce que écurie combat yi mënul dimbali écurie bi man sama combat mën naa si dimbali sumay rakk seeni combat si sumay connaissance ak engagement def naa ko ay mbër yu bëri jël ay sëriñ mais nit loo def rek dégg naa fi ñu bëri lu ñu def wax ko mais amatul si benn tiyaaba man kurul xaqanil kaana mu ran suñu borom yéen làmb ngeen gis si man mais suñu borom si boppam dafa am leneen ak leneen cër bu ma jox wàlliwu nekkoon léegi wax see yéen si loolu nag làmb nag ak sol ay tisat nii ngeen ma xamal su may mbokk ak yéen bu leen lëbu suma bopp waaye si kanam rek incha allah rabbi li nga xam nga léegi yaa ngi dégg lu tax nag du ma ñëw si écurie bi chaque jour di contact ak suma ay rakkan awma suma poos lu ma lekk su ma jógee entraînement moo tax du ma ñëw chaque jour matinal laa am pour entraînement damay dem def ko ñëwaat 4 ans bëriwu ma gisuma bureau kenn gisuma si bureau kenn kooku bureau moom mos a jëndal batterie oto donc yaa ngi dégg 4 ans yi ma bëriwul sama combat ak Sa Thiès jàpp na ci sama combat ak Ama Baldé jàpp na ci yaa ngi dégg moo paree ci yooyu muy def ouverture campagne am invité na ma Claude jiitoon na ma fa presque 1 heure de temps aéroport yaa ngi dégg ma gaawantu jaar si Ecobank bi jël fa li ma fay jël sama poche 450 000 la si nekk jënd naa ci station Yoff bi 50 000 500 000 laa jël si Ecobank bi ñëw ma foon pour jël si dara mu dimbali ma yaa ngi dégg nit nag mënul wër di wax ay lekkuma ay léewuma ay laa fi écrit bi ñoo fi daje ak staff bi mënu sama yaram ak sama poche attanul ñaari entraînement du ma ko def ngeen may nii lañ ko hôpital benn entraînement bi may entraînement bu ma jàpp nii mën naa ko si daan su ma xëyee matinal 5 heures du matin dinaa dem daw longue distance long et tout def samay mouvement yi ma bëgg yees moo muscle bu baax ñëw tëddaat 2017 laa gëj a def musculation décembre 2017 bi may jógee New York laa gëj a yëkkati poids yaa ngi dégg du ma fenn sumay fans du ma fenn sumay supporter lu ma am dëgg moo ma ko may Pikine nag foofu laa juddoo Yoff moo ma gënal àjjana barke alxuraani karim billaahi wallahi taalaahi bon benn instant yaa man fi ma doon liggéey ay milliards ñoo fa nekk dàquñu ma man maa bàyyi liggéey bi kenn musul démissionné ci Cheikh Amar pour dul man si caméra bi laa koy waxee man maa ko woo ne ko dama bëgg a bàyyi liggéey bi yaa ngi dégg ministre bi nag ministre am la yaa ngi ndékki añ reer rusuma leen ko wax te duma leen ko ñaan yéen ñëpp bëréewuma 2014 ba léegi
kat moom man sama fere ñaata la yenn weccet yu ma desoon banque dama dem jël ko dem jënd ba Amérique 700 000 jël 3 millions def sama poche dem Amérique préparé ñëw adversaire yi kenn ñemewu ma toogaat def naa ko ñetti yoon foofu nag laa mën a yem xaalis jeex na daa seet mënuma entraîné ñetti entraînement mënuma ko maa ko gën a bëgg ñii ñëpp mais mënuma ko te du ma ndax ñoom di jël seeni kase bu boobaa ma ñàkk fayda you know ñu ma si mënoon a dimbali ñu fekkee bi muy am wërsëg dimbali naa leen ci farata sunna ak si sama ñàq wu dagan ñi nga xamante ni nag amuñu sens ñam suma koppar nañ xaar li si kanam rawuli bët loolu rek laa amoon lu may sànni si réunion bi leen ñaan lu ñu fi waxtaan yàlla jàppale ñu àggali ko si jàmm ak salaam jërëjëf